waaw maa ngi tudd Libaas Diagne nekk le coordonnateur du collectif des propriétaires de Diallouba mooy ñi nga xam ni yàlla dogal na ñu nekk ay néew ju doole fortaatu si li nga xam ni moom la ñuy liggéey doon fexe rek góorgóorlu pour am foo xam ni fa la ñuy maanaam dugal suñu njaboot ndax dëkkuwaay pour sutura la ñëpp xam nañ dëkk bi ni mu mel donc yàlla dogal aussi ñu amoon fii yaakaar fii nga xam ni moom mooy Malika précisément fii nga xam ni moom la ñuy wax Dialoub Digg mi ngi nekk si Malika quartier la si Malika boo xam ni tool la woon daal mag ñi dañ xaajale woon fii yëpp bon mën nañu wax ni dañuy revenir tuuti si historique gu Malika ndax dëkk la bu Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam créé woon moo ko créé sanc ko ndax biñ ko bëggee yóbbu exil la jógee Yoof def fi ñetti fan ngejj ga daal di jógee fii si Malika bi dem Gorée def fa ñetti weer donc bi mu jógee si étape yooyu daal ginnaaw bi mu wootee ba mu am ñetti at si ginnaaw si la créé Malika bi mu ko créé nag en 1914 si la ko Seydina Issa jëlee fi nga xam ni fa la jëkkoon nekk ndax fii si plage bi la nekkoon Malika si plage bi la nekkoon Seydina Issa si en 1914 si jamonoy peste bi nga xam ni aussi fii ak dëkkuwaay bi ni mu meloon ak suuf si boo seetloo sax da ngay gis ni suuf si day dund mag ñi nga xam ne ñoo dëkkoon fii dañ daan am jafe-jafe pour tëj seen buntu néegi sàqet yi case yi quoi ndax suuf si léegi nag si la woolu tubaab yi moom Seydina Issa woolu tubaab yi waxtaan si ak ñoom ñu teg fi filao yi pour arrêter loolu donc filao yi mi ngi commencé si golfe jëm ba Lompul loolu moom Seydina Issa doomu Seydina Limam mu sanc fii mi sanc Malika origine bu njëkk ba nga xam ne si plage bi la nekkoon si la ko sanc ñu def fi filao yi nii biñ fi waree def filao yi nag dafa délocaliser Malika yóbbu ko à son emplacement actuel mooy fii nit ñi dëkke léegi lii nekk lenn li nekk bande filao lenn li nekk tool léegi nag li nekkoon tool am na xaaj yu bëri yuñ ko xaaj am na fu ñuy wax xiis ga am na fu ñuy wax mbatal yendu am na fu ñuy wax Diallouba mooy fi ñu nekk nii si ginnaaw aussi am na gaal gu toj ak xaaw yooyu yëpp si Malika la bokkoon léegi nag mag ñi bi ñuy bay ba yàlla dogal ñuy xam nga dund ak dee ñoo ànd ku si génn àddina sa njaboot jël tool yi di si liggéey bi ñu si liggéey aussi mbëba si ñëw bi mbëba si ñëwee diggante fii décor bi boo seetloo décor bi filao baa ngi nii géej gaa nga sa gannaaw VDN bi mi ngi dox si diggante filao yi ak géej gi mooy la bande de forêt classée li si des aussi li tool yi la ginnaaw tool yi dex gi ak mbëba si donc xam nga benn environnement la boo xam ni ay mbir yu dëkk yu bokk si même benn décor la boo xam daal am nga fi bande filao am nga fi tool am nga fi dex ak mbëbësi léegi nag bi yàlla dogalee aussi dex gi di avancé di lekku am na parce que tool mbay dafa am na mbay si man dinañ bay si joor gi mën nañ bay aussi si dër bi ça dépend si période bi ak li nga bëgg a def léegi nag dex gi lu bëri dafa lekku ndax mbëbësi gars yi nag yéeg borom tool yi yéeg di bay ci kaw lenn li aussi fu ay nit nekk di fa dund yaakaar mbay dem ba mbay bi demeetul nu noonu ndax environnement bi ni mu mel permettre tu ko comme ni mu war a demee li fi des ci ay tool bareetul noonu lenn li ñu jël ko wutal ko ay nit dëkkuwaay te dëkkuwaay boobu aussi mën naa wax ni père de famille bu nekk loolu ngay dawal sa njaboot boo ko deful pour dëkkal leen it yaa ngi xalaat pour ëllëg ñoom loo xam ne da nga leen ko fi bàyyil pour ñu mën fa suturlu loolu nag si lañ doon yëngu ba yàlla dogal ñu am fii man maa ngi dëkk Cambérène bari naa waa Cambérène ñu bari ñoo xam ne yàlla dogal na ñu am fii bari na aussi ay émigré yoo xam ne am nañ fi li ñu fi jot a recensé rek toll nañ si 77 émigré si biir ñi nga xam ne ñoom ñoo am fii li ñu jot a recensé si ay nit ñu fi amit àgg nañ si 400 personnes sur pratiquement plus de 2000 pour Diallouba Digg rek laa wax de pour Diallouba Digg rek yeneen yi xaw ma wóoruma mais ñoom ñenn ñi ngi naan 1000 ñi ngi naan nanga mais wóoruma mais xam naa ne Diallouba Digg moom li fi nekk àgg na si 2000 pratiquement 2000 propriétaires yoo xam ni am nañ fi yaakaar fi si la nag
bi ñu commencé di liggéey ndax Cambérène dafa am statut boo xam ni naka jekk benn titre la woon musuñu xam këyit da ngay dem mu am ay seede ñu defal la acte de vente mu am ay seede ci quartier ñu daggal la nga tabax loolu moo xew Malika gii tey amul benn kër bu fa am këyit extension yi ñooy am te extension yi këyit yooyu nga xam ni moom lañ dëkke moom lañ téye moom ñun daanaka ñun moom lañ am ñun ñii extension yi këyit te këyit yooyu aussi état bi ñi mu fi dédommagé si biir Malika pour VDN bii jàll même këyit gi lañ leen dédommagé kon état kay naka lay nangoo këyit gi ba pare bañ këyit gi si benn dëkk bi xanaa nekkatuñ si benn territoire bi xanaa nekk amatuñ benn juridique règlement juridique bi xanaa amatuñ benn tënkootuñ si benn maanaam si benn li ñuy wax xaw ma yoon ak xaw ma nu ñu koy waxee noonu ak yelleefal doomu aadama naka ngay mën a si benn dëkk bi loo xam ne waxuma la sax région du pays du sax kii comment dire arrondissement ab kii la rek ab benn commune bu am ay quartier ñii nga ñu déjjati leen si même këyit bi ñu leen déjjatee ñu ni noo ñu nekk fii këyit googu mais loolu tamit lan lay nuru te it comme ni ma ko waxee sànq yàlla dogal na yaakaar lañ amoon fii ndax boo xoolee bâtiment bu toll nii boo xam ni dem na ba rasé nga attan ko daaneel vraiment si loolu ñu ngi interpeller le chef de l'État parce que ñu xoolaat politique boobu politique du contrôle de l'occupation du sol. pour jotaat seen yëf ñi ngi jéem parce que am na si loo xam ni biñ jógee ñun dañ song maire bi song maire bi song ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu jox ay terrain ñu ko jaay maanaam doon fi bay seen jëkkër wala seen wayjur wala seen i maam doon noonu ko ku ci mel ni monsieur le maire papam il a plus de 92 ans te fii la fekk tool yi ñoom historique bi fii am na si koo xam ne Aliou mi ngi woon mi ngi ko bàyyi fële moom papaam ñi fi planté filao yi la bokk léegi kon ñun Descos lan moo waral Descos di acharné wu si kaw nit ñi donte seen liggéey la ñuy def mais teewul vraiment war na ñuy mën a fexe ba xoolaat parce que lii nii waroon nañ ko mën a régler neneen parce que ñuy daaneel sa kër nga jàkkaarloog ñi koy daaneel nga xam leen war a continuer dund ak ñoom te ñun la waroo def dara te moom li mu lay defal am na ñoo xam ni dañ leen dédommager si même këyit gën lay bañal léegi kon moom ñan ñoo leen yabal fii ñan ñoo leen fi yabal am na tur yuñ si xam nag yoo xam ni jot nañ leen wax xamuñu ndax dëgg la am dëgg mais am na si tur yoo xam ni ak ay société ñoo xam ni danoo ni ñoom moom fii ku ci mel ni Kamak GIE Kamak tudd nañ ko fi ku ñuy wax Makhtar Diop tudd nañ ko fi Makhtar Ndiaye du mes ku ñuy wax aussi Abdoulaye Seck tudd nañ ko ci si ñi nga xam ni am nañ si zone yi ku ñuy wax Amadou Fall papa Amadou Fall wax nañ ni aussi am na fi jaay ku ñuy wax Sablix ak entreprise bu ñuy wax Sablix léegi foo xam ni Descos bu ñu ñëwee tey dañ lay wax ni la këyit gi défaut de papier la wala ñu défaut d'autorisation wala titre de propriété vraiment ce sont des documents à revoir léegi si c'est à revoir est-ce que c'est une raison pour nga démolir ay loo xam ni nit ñi dañoo sonn pour jariñu pour fas yéene ëllëg jariñ seen njaboot beneen bi aussi mooy ñooñu nga xam ne ñoom la ñuy cité fii ñu ngi leen di interpeller ak lu ñu fi mën a def bu fekkonte ni ñoom xamuñu ndax parce que dama jàpp ni danoo lëkkaloo fu nekk ñu am ñu leen fa nekkal ba lijjanti këyit yooyu ndax communauté Layène bi ñu leen joxee 45 hectares yi le président vraiment a eu la courtoisie il a eu l'élégance ak aussi l'humilité même je vais dire de se rapprocher du maire waxtaan ak ñoom pour ñu xool natt foofu jox ko communauté Layène te pourtant borom communauté Layène moo sanc fii ba pare woo nit ñi ni leen ñëw leen wuy si ma ku ñëwul pour wuy si ma di nga ñëw pour xewlu si woo naa penku sow yamil ak simal mooy nord est ouest nord ak sud ñëpp woo naa leen daal di wax tamit ni fu ma teg sama tànk yamba yi dinañ ko biiw nit ñi dinañ ko biiw ni yamba di biiwee lem maanaam nit ñi dinañ jiiroo si fu mu teg tànkam pour xëncu leer gi nga gëm ko ak nga ñàkk gëm mu daal di waxaat ni man maay méddub yàlla bi tanu yàlla yi dinañ ñëw mu ni moom mooy méddub yàlla bi tanu yàlla yi mooy yeneen ñi nga xam ni mboolem lu yàlla bind si ay nit koo mën a doon nag
di nga ñëw fii boo ko seetloo nag kun fiy wax rek ñëw na Ndakaaru balaa daraam di sotti ginnaaw bi mu wootee ak léegi ku ñu fiy tudd yàlla dogal na nga ñëw Ndakaaru pour say mbir sotti ndax nee na man maay xayru xalxulaay man la yàlla wi suyal sànqal si regalaate ki wax loolu ba pare waajal njabootam si ñu yaatal gi ñu yaatal boo ko war a xoolee moo waral sëtam bu ñuy wax Seydina Issa yàlla na yàlla dolli leeram parce que dafa am doom bu tudd Seydina Issa boo doomam boobu am frère bu tudd Seydina Mandione boobu am doom tuddewaat ko Seydina Issa grand frère am moo jëkk a nekk sët si Seydina Limaamu moo jëkk a nekk aussi ki ku nekk xalifam kooku pour dëggal li maamam waxoon ginnaaw bi mu nee nag nit ñi nañ ñëw wuy si ma ku ñëw wuy si ma di nga ñëw pour xéewalu si wut si xéewal gi yàlla def si Ndakaaru man la yàlla tegal ndab li nga xam ni ndabal teraanga bi nga xam ni di ngeen lekk ba suur te du leen daj taaj ba du jeex bi mu waxee loolu sëtam boobu comprendre que yàlla def jëmmi jàmm ñuy dund ba Ndakaaru xat Senghor dafa ñëw waxtaan ak moom ni ko kat dëkk bi kat Ndakaaru xat na nit ñi bëgg nañ fu ñu dëkk te yàlla dogal na ngeen am fi suuf mu waxtaan si góor gi tamit ne ko may ma daal di waxtaan ak njaboot gi ak ay frère am yi fi nekkoon ku mel ni Chérif Abdoulaye mii tey l'actuel xalif et son grand frère Paparaan ak ki ñuy wax maam Ibrahima Laye génn na àddina moom ak taalibe yi ñu waxtaan ñu daal di jox état bi 364 hectares def na si déclaration ak vidéo sax ne ko laajuma la si 1 franc pour nit ñi mën a dëkk ku gëm limaamu ak ku gëmul limaamu parce que bi muy wootee dafa ni lu nekk fii ñu ni ko dara mu jàkkaarloog penku lu nekk penku ngeen ni fii moo la fan ñu ni ko fii mooy penku 3 fois mu wëlbatiku sow mooy west quoi comment dire sowu jant daal ni ngeen ni fii moo la fan ñu ni ko fii moo di sow 3 fois mu laaj leen 3 fois ñoon ñu tontu ko même chose mu ni leen fii moo di soowoo bi sàllaaw laay lu nekkoon fële fa ma jëkkoon wootee ba may weex dina ñëwaat fii lu defoon amoon foofu rek dina ma fekk si waat fii te luy nit di wax ak luy nit di tiitaroo dina ma ko andil fii daal di tegaat si ni sànq comment dirais-je sëq ak i cuujam sëq yi dinañ jiital seen i cuuj ñuy ñëw di for sànqal si ma yàlla suyal fii ñu wax ko muy loolu du ma ci dugg sax parce que c'est juste pour wax la rek pour yaatal gi laay expliquer noonu parce que noonu la ko waxee quand même parce que man mii di wax kii ma jur sama maam bi jur sama papa way juram dafa ànd ak moom topp si ginnaawam di ko téyal satalaam ak yu bëri yu si xew donc li may wax ni lu si bëri sama maam laay génn déggee lenn li ma gëstu ko donc lu mu dund la sur wax la si yaatal bi sëtam bi yaatalee maye loolu ñu dem ba loolu si Cambérène la bokkoon ñu dem ba Cambérène xat léegi nag Cambérène xat na ki sanc Cambérène moo sanc Malika waa Malika yi ak waa Cambérène yi suñuy bàjjen fii sa nijaay fee benn lañ bokk pas-pas bokk gëm-gëm bokk aussi deret yàlla dogal bi ñuy gisee ñoom ñu yor tool lay dund foofa rek mooy dund fii la fa xew foofa mooy xew fii kon ñun condition yooyu rek lañu jàpp condition yéen dund Cambérène nga xam ne da ngay wut kayit mu am kii donc ñun bi ñu ñëwee fii sax pour nous on avait plus parce que da nga naan Cambérène amul ay titre de propriété ay acte de vente kii rek yooyu sax acte de cession peine sax amul léegi fii boo ñëwee ñu jox la titre de nga mën def déclaration titre kii propriété defaale aussi am aussi acte de cession de peine si ki la jaay am plan am lépp mais loolu ku jigee woon foofu bien que Dakar nga nekk tu es peinard kon xataay boobu noonu moo waral ñun ñu ñëw fii ñaanunu ñu dañoo jaay boobu suñuy kilifa joxe nañ te lépp si biir Sénégal la dellu. pour continuer combat bi pour continuer que incha allah lépp duñu ko wax mais li ñu siy mën a dolli rek mooy ñoom yàq nañ ñoom seen arme mooy ay bulldozer ak seen i kii de protection ak xaw ma lan mu mel ni dañuy dem guerre ñun demuñu guerre si jàmm lañ ñu woo ki nu gëm jàmm ba nekk ba place ba jàmm laahi la tudd am na lu mu waxoon tam ni soo yoree sa kurus mu am koo xam ne bëggul nga wane kurus bi
wala bëggul ngay wax li ngay wax ci kurus bi bu ko nangoo wala mu waddal ko laaj ko ndax nga for ko bu ko accepté nga for bu ko accepté wul nga bàyyi fa kurus ba dem bàyyi comme pour wane ni jàmm lay woote si jàmm jooju la ñuy tënku mais tam ay nit lan alal dafa sax si xol rawatina que ñu la koy ñu bëgg ko foqati sa loxo déjjati la dëj fi keneen en réalité loolu la ñu bëgg a def quoi parce que fii nii yëpp réellement boo demoon gëstu di nga xam ne fii yëpp am na ay nit ñu tur yi ma la wax sànq ku si nekk am nga sedd jàpp place quoi seddu nga fi bëgguñu fi déjjati dëj fi ñeneen léegi nag ñun suñu arme d'abord mooy le Coran ñun incha allah suba donc suba incha allah dañu wax ñi fi am terrain amoon fi ba ay bâtiment ma rappelé ni y a 99 bâtiments si biir jàllu ba si biir 99 bâtiments yi man mi nga xam ni man maa nekk le coordonnateur dan ma ciblé te loolu moom mënul kii dan raser lépp jaar si briques yi saboté ko jaar ci kaw yooyu xam nga yooyu tamit c'est de la provocation yeneen yi gis nga boo xoolee yële côté benn pan la ñuy laal donc beneen côté bi beneen site ba fële boobu moom lu mat 70 bâtiments lañ fa toj xoolal ñooñu fan lañ jëm ak yaakaar bi ñu amoon donc si la nekk ñun duñu xaañ xeer duñu saaga kenn donte mën nañ ko def ndax am na ñu koy def mais yarewuñ nu loolu duñu xas kenn tamit mais dinañ wax lu ñu naqari dinañ ko teg sur la table nit ñi xool ndax jaay doole bi day continuer wala du continuer ndax si même site bi même zone bi même type de sol bi ndax suuf ni nit da amee identité noonu lay suuf di amee identité magistrat yi ñi ngi fee daggal nañ leen hectares yu bari coow jibul ñoom si dëkk bi lañ dëkk di am lu ñuy jariñ dëkk mais ñun tam si dëkk bi lañ dëkk di am lu ñuy jariñ dëkk bi tamit te loolu ñuy jariñ dëkk bi dafa lew ñu jël ko dugal ko fu ñu ko yaakaare donc ñun ñoom niñ leen xajalee war nañ ñu mën a xajale noonu keneen ku fi bëggoon leneen na jàpp ni y a plus de 2000 familles rien que pour jàllu ba yoo xam ne bëgg nañ complètement seen rêve bi nga xam ne moo leen amoon ci wàllu dëkkuwaay brisé wu loolu ñun duñ ko seetaan dinañ jël alxuraan nag xam ni yàlla moom moo ni alxuraan mooy li nga xam ni mooy saafara bépp jàngoro te it ñu wax rek li ñuy wax tawakkaltu alallahi ñu dellu rek wax nag aussi la hawla wala quwwata illa billah kon ñu tënku rek dellu si alxuraan incha allah suba ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na ñoo bokk bëgg dëkk bokk di ànd déjà ak ñi fi jot a dëkk parce que am na ñu fi jot a dëkk ñu dem toog ñaan yàlla jàng alxuraan ñaan yàlla mu toroxal seytaane parce que seytaane si nit lay jóge seytaane si institution yi la nekk seytaane si corps yi la nekk moo xam corps bu mu mën a doon ñu wax aussi wattaqu fitnatan laa taxsibanna allazina zalamu minkum xaassa nañ moytu fitna ndax Descos ni muy doxale nii lu garaaw la luy yee fitna la mais ñoom bu dee dañ ñu bëgg a pousser à l'erreur ñun duñ leen si fekk si mais dinañ taxaw xeex ak ñoom si lu ñu yoon man may ak si nu mu gën a yelle ba ñu xam ni bu dee ñoom la wala ñi leen yebal li ñu bëgg fii lu ko raw la ñu bëgg fii ñun vision bi ñu am ba gis fii vision bu ko raw donte amuñu moyen yooyu nag mais vision bu ko raw la ñu am fii ba gis ko ba pare nag dafa am plusieurs aspects yoo xam ne dafa lalu si lii benn aspect bi mooy aspect social bi aspect social bi nga xam ni te gouvernement bi taxawal benn programme de logement social boo xam ni pour yombalal dëkkuwaay ñun xaaruñu loolu di xaaruñu lu ki yëg yooyu ñu ngi jéem ba pare ay nit ñoo xam ne ñu ngi tënku ci gouvernement bi ñëw di bëgg a yàq yi fi jàmbur beneen bi mooy aspect économique bi mu am lii nii ñii ñëpp boo leen bëggee jëlee fii te normalement sax nit ki boo ko fekkee muy bay li sama benn waay Ablaye moom it ñoom it dañ leen laal fële day wax naan ku gën a jege gën a yey gën a yàgg gën a yey loolu yonent bi sax da ko wax alayhi salaam dafa ni suuf ka la ca gën a ka ca nekk di ko jëriñoo moo la ca gën a yey kon léegi yow naka la mën ay nit ñoo xam ni kenn xamul fu nu juddoo xamuñu ndakaaru ñu si bëri université moo leen boole ndakaaru wala jàng bay wala yu astafurlah wala jaay wala yooyu nga ñëw dem ba yàlla def nga am ay seen am ñoo mën a lëkkalool rek bëgg a déjjati ñoo xam ni fi lan juddoo fi ñun xamuñu fen bu dara amoon it mënuñu daw feneen fii rek lañ mën a toog kon nan ñu ñaan ngir yàlla ni ngi leen ñaan ñu bàyyi ñu wéyal li ñuy interpeller aussi on en profite pour interpeller autorités yi moo xam autorité parce que
ñëpp fii nii ñun suñu biir am nay murit am nay tijaan am nay laayeen am nay xaadir ñaseen yi ñu ngi fi ba si biir bureau bi sax da ñu mel noonu ñoo ko seq am na ñoo xam ne aussi ay chrétien lañ yàlla boole nu ñun ñëpp ñu ànd di jàppalante nag jàppalante bu rafet di muñ loo wante ñu mun leen suñu biir te loolu ki fi woote loolu la waxoon parce que Seydina Limaam dafa ne kullukum fal yaxuus bi saydihi wa malaasihi képp kenn si yéen na jàpp ci sangam si ki mu gëm yaakaar ko mu jàpp si li mu koy digal lu baax bàyyi li mu koy tere si lu bon moom loolu la digle ba pare daal di waxaat nag ni ñun waa këram ak ñeneen ñi nga xam ni ñooy waa kër maam Ahmadou Bamba ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kër maam El Hadj Malick ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kër maam Ibrahima Niass par exemple ak ñoom ñëpp mu ni yéen ñëpp ay jullit ngeen kon ay jullit dañuy rafetal nekk seen nekkin ñun loolu la ñu jàppoowe loolu la ñu jàppalante vraiment suñu sañoon bokk si ñuy mandargaal loolu parce que ab philosophie la ak ab maanaam si ni ma ko mën a waxee luy dëgëral daal la aaya ba waxoon innamal muminuuna ixwatun moom sax wax na ko faslihu bayna axwaykum wattaqullaha laalakum turhamun laalakum tuflihun donc da ngeen di fexe ba ngeen rafetal diggante mbokk seen te ngeen nekk benn ngir ndimbalal yàlla yërmandeeg yàlla daal di wàcce si yéen kon vraiment ñun ñi ngi ñaan ñi nga xam ni ñooy liggéey si wàllu diggante domaine Descos ak yu demee noonu ñu ragal yàlla si li ñuy def ndax buñ la wóoloo bàyyi ñu bari denk la da ngay moytu ay combino ay deal ay lobby dañu moytu yooyu parce que bari na feebar yu bëri yoo xam ne nit ki du dee day feebar bu doy war fekk yooyu moo ko andil tey ñu xam ne fi ñu nekk nit ñi ñoo tax ñu nekkal leen fa mais pas nit ki wala ñaari nit ki wala ñeenti nit ñi donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax di jaajëfal sama gars yi parce que ci su préparation kii bi lañ nekk nii donc pour le moment loolu la ñu am luñ si xaw na kii mais bon en tout cas ñi ngi jéggalu ñëpp di parce que kenn mësuma dégg ñuy kii mais xam nga nii gars yi bëgg a doxale nii dafa ñaaw si benn dëkk koo xam ne yow léegi nga retraité moo xam urbanisme nga nekk moo xam homme d'affaires nga boo xam ne sa xel dafi nekk nga wala nga dugal fi nga dil fi moo xam Descos nga nekk moo xam foo mën a nekk alalu àddina jarul yenn yi doole aussi booy jaay doole di nga xëy tëdd si suuf doo mën dara kon nañu vraiment fexe daal ba rafetal parce que yii nii ay soulèvement rek lay andi te li ñu bëgg parce que Descos boo demee ba la naan porter leen plainte ñi leen jaay xam nga kon kooku waroon nekk koo xam ni dafa waroon def médiation war leen woon ni leen kaay leen def leen nii tegal leen solution c'est-à-dire Descos dañu war a réformer waat ko pour xoolaat ñoom ni ñuy doxalee ak seen dañu war réforme si boppam la ñu ko war a def parce que problème bi mooy kii day am bras long am lobby am ñu mu mën a jaar daal di ñëw fekk kenn ñëw rek ñu jox la léeg-léeg da ngay gis koo xam ne dañ lay ñëw sax defal la kii démolition te demoo sax tribunal mais c'est inadmissible loolu vraiment lu ñu war a tegaat sur la table la ñu waxtaan parce que nit ñi mënuñu di rayante di ñafe di liggéey di defar yow ngay yàq di kontaan en réalité loolu la buñ koo xam ne buy démolir il se vend dafa am plaisir mais loolu baaxul xam naa je suis un peu long mais vraiment je suis désolé quoi